donc yeewu leen ak beurre bocage moom laal fi di toggee. comme chaque matin Pape Cheikh beurre bocage ñëw andil ñu sunu recette du jour tey comme niñ ko annoncé toujours continuer ci mouvance su fête de Noël bi andi ay canapé yoo xamante ni ay blinis la Pape yoo xam ne ñun ñoo ko assemblé ñun ñoo ko defaral sunu bopp pat bi dañ koy defar léegi en direct pour yow mi nga xamante ni yaay seetaan nga mën ko reprendre entre autres li ñuy soxla ci plan de travail bi bu weesoo beurre bocage am naa tey dinaa jël meew bi dinaa soxla avocat. soxla olive noire mu dugg ci partie décoration bi farine bi mi ngi ni ci biir saladier bi poobar xorom moo ci jiitu am naa fi itam crevette bala may dem ci pat bi damay jàll ci li nga xamante ni mooy faire sauter les crevettes donc loolu li may def mooy que damay tàmbalee génnee toujours benn noix ci. dama la bëgg a mosal rek. aywa loolu yëpp ci biir émission bi la. waaw ci émission bi la bëggoo ñam ci beurre bi. voilà defal ma ci tuuti. ma bocage la tuuti. bocage ma la bëgg a ñamal rek. waaw ñamal kay Pape. xanaa xamoon normalement nit buy togg il faut que mu am ku koy ñamal. exact moytu fi dafa tàng. waaw moytu bala kii di ma fekk bu ma lakkee ma xam ne loo ma yéene la. mooy rek bala madame di ma fekk naan ma loo ma yéene la. waaw aywa. doon beurre bu bëri baaxul de. man dama ko bëgg. man dama ko bëgg. lii de mooy ñëw ci waañu jàmbur di ko agressé. voilà. ma ñamal la tuuti. waaw aywa mais lii nii dafa nuroo ak crêpe en fait. oui en fait patu crêpe ak patu blinis. benn la. mais bii mooy gën a dëll crêpe. exactement juste différence bi mooy que waaw mooy que bii dafa am levure. waaw donc moo tax muy funki. exactement. aywa ay toggal sa leçon mokk na waay. donc laataa ñuy defar patu blinis yi dañuy réaliser benn sauté de crevette boo xamante ni moom mooy andi saveur bi ci biir blinis yi donc xam nga ne nag crevette tamit bokk na ci recette de fête yi waa Cofris ñëw andil ñu fi ci suba benn paquet boo xamante ni moo defoon sunu ay crevettes ci bi ñu génnee beurre bocage bi daal di dagg def ci biir beurre yu am teneur laa leen di wax tous les jours muy les beurre bocage yoo xamante ni feetu Noël bi moo leen tax a jóg boo jógee ci li nga xam ne moom mooy ndekki bi daal di jàll ci añ bi wala reer bi beurre bocage daf ciy dem à 100% parce que boo nee feet xam ni beurre lim ciy dugg dafa bëri bu fekkee wàllu lekk bi la wala wàllu pâtisserie bi maanaam bu fekkee wàllu entrée wàllu pâtisserie li nga xam ne moom mooy plat de résistance yëpp da ngay gis ni da ngay soxla matière grasse pour mën a réaliser loolu yëpp te xam nga crevettes yi nga xamante ni dañ ko sauté pour dëwlin bi bañ la encombré y a rien de tel que nga jël sa benn noix wu beurre bocage daal di ko ciy def ba xam ne noonu lañ ko defaree dañu jël benn dagg ci beurre bocage def ko ci pour mën a saaf li nga xam ne moom mooy crevettes yi donc crevettes yi moom laay wax léegi bokk na ci recette de fête yi parce que du ñëppay utiliser yàpp du ñëppay lekk canard du ñëppay lekk ay coquelets mu nekk yooyu yëpp ay recette de fête yoo xamante ni mi ngi fees dell ci marché bi ñu mën ko utiliser pour mën a réaliser sunu ay recettes donc dañuy bàyyi crevette bi ci biir poêle bi muy crépir ma xorom daal di sànni ci tuuti poobar la guutam buñ koy fàtte donc xorom poobar ak tuuti ail en poudre donc benn noix wu laaj en poudre moom it def si ñëw léegi nag ñu bàyyi ko ci poêle bi le temps que ñuy defar patu blinis bi donc nga gis ni bu ñu demee démarrage bi crevettes yi grise au fur et à mesure ñuy continuer di ko saaf mu daal di jël benn couleur bu rose donc loolu tamit nekk loo xamante ni lu ma neex la ci ay crevettes nga xamante ni suñu mbokk waa Cofris yi ñoom ñoo ñu ko andil donc ñu ñëw ci pat bi on a 200 grammes farine ci saladier bi def nañu xorom daal di def tuuti poobar ci biir saladier bi donc buñ ci jógee dañuy jël meew bi ak li nga xamante ni moom mooy crème fraîche benn nen pour mën a réaliser pâte bi donc dañuy jël nen bi toj ci biir donc bu ñu tojee jël maanaam en même temps ñuy mélanger crevettes yi xam nga nag crevette 2 minutes rek soxla doy na pour mu mën a ñor donc mën nañu fay gaz bi ginnaaw bi ñu xoromee ba pare poobar jàll nag si pâte bi nga xam ne mooy pâtu blinis bi donc bu ñu jëlee meew def ci biir dañuy def à l'œil nu parce que mesure tamit dinañ koy di jàllale donc def lu toll ci benn verre bu ndaw ci crème fraîche fouet bi waaw mi ngi nii
puis on mélange. fàttewuma levure boulanger bi nga xamante ne andi naa ko wala levure chimique parce que moom mooy tax léegi Pape wax na ko pâte blinis bi mën a gonfler donc on mélange. jël nag li nga xamante ne moom mooy crème fraîche bi ak meew bi di ko diluer ba ñu am texture blinis bi nga xamante ni moom la ñuy soxla différence am ak pâte crêpe mooy que pâte blinis moo gën a consistant maanaam mooy gën a dëgër mooy gën a am teneur que pâte crêpe nga xam ne moom dafay fluide maanaam dafay ndoxe donc dañuy yëngal rapidement pour grumeaux yi nga xamante ne maanaam donj yi faral di am ci pâte yi nga bañ ko am loolu li la koy permettre mooy da ngay mélanger énergiquement li nga xam ne moom mooy pâte bi nga am. donc dañuy dolliwaat tuuti meew pour mën a am texture bu normal bi nga xamante ni moom la ñu soxla pour mën a réaliser pâte blinis bi donc blinis yi c'est au choix bu fekkee da ngay defar pâte blinis bu saf xorom comme ni ma ko waxee léegi da ngay def xorom def poobar mën nga ci yokk curcuma mën nga ci def yeneen épices yoo xamante ni dafay gën a neexal pâte bi maanaam mënoo yem rek ci mesures yi nga xamante ni en général moom la ñuy am ci livre de recettes yi wala buñ lay jox mesure recette yi mën nga ci yokk yeneen bagage yoo xamante ne yow yaa koy personnaliser sa bopp donc gis nga texture bi la ñuy soxla donc bu ñu soxlawee texture bi nga xam ne am nañ ko ba pare dañuy jël gaz bi taalaat pour mën a réaliser pâte yi nga xam ni moom la ñu defar damay defar benn pour mën leen wan résultat bi nga xamante ni moom la ñu am au final donc gis nga ni bi ma ko saafee ba pare dañ leen découper jël emporte-pièce parce que boo nee feet xam ni visuel bi daf ci am solo visuel bi nga xamante ni soo ko tegee même nit ki su lekkulee dafay am loo xamante ni su ko gisee rek dafay am envie lekk li nga xam ne moom nga réaliser donc dañuy rapprocher sunu plat de présentation bi tegee ko ni daal di jël nag blinis yi nga xam ne defar nañ ko ba pare avocat bi ñëw am naa fi crème fraîche bu ma monté def ci xorom def ci citron ak tuuti poobar moom it version salée lañ koy soxla donc moom laay jël daal di vider benn avocat bi avocat tamit dugg carrément ci catégorie recette de fête parce que moom it ci ay produits nobles la bokk donc benn bi laa siy def mélanger ko ak crème fraîche bi moom mooy servir de crème boo xam ne moom laay jël tartiner ko ci biir blinis bi donc avocat bi ak crème fraîche bi nga xam ne def naa ci xorom ak citron Pape moom laay jël daal di koy teg ci biir ci kaw blinis bi donc nga am texture crémeux donc bu ñu noppee ci texture boobu nga daal di tibb nag tuuti ci biir crevette bi ma jëlaat beneen kuddu wala fourchette donc nga jël nag crevette yi daal di sànni quelque ci kaw donc moom ñëpp mu ñëw ci partie décoration bi partie table de fête bi nga xamante ni moom ngay defar pour mu mën a servir la de décoration nga daal di jël quelques olives sànni ci biir pa daal di jël tuuti tomate farci donc moom it def ci biir yokk ci yeneen bagage def ci saumon wala nga def ci version boo xamante ni bu foie gras la daal di koy teg ranger la ko ci sa kaw plateau wala ci kaw table à manger bi nga xamante ni toujours dafay dem ci recette de fête avec les beurres bocage le temps que Pape di yeggali ñu assembler liñ fi jot a defar saafaat yeneen pour ndekki bi mën a gën a yaatu toujours avec les beurres bocage Pape Cheikh. mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax Alfie donc on te retrouve dans quelques minutes pour mën a ñam li nga togg c'est des canapés bien décorés yëpp ay repas de fête la yoo xamante ni mën ngeen ko di ko tester seen ay biir kër li ma doonaan testé ko ku ko testé lu neex te wóor testé ko n'est-ce pas donc tester tout ce qu'elle prépare recettes yi dinañu delluwaat ci di leen ko proposer ci écran bi mais en même temps di leen ko jox ci page Facebook bu Yeewu